bëgg dem à la plage mu dem dama parc ba laa bëgg dem nga dem parc mais ñun lan mooy suñu problème bu ñu génnee ci kër fan lañ jëm marché amul benn espace boo xamante ni ñoom dañ koy réserver population bi te lu ñu defar rek pour ñoom kër lañ ko war a def doy na waar xooli filaawo yi reportage bi day daal def ñu koy encourager aussi di ko wax chapeau ma sœur waaw parce que combat bi si Sénégalais bu nekk danga ko war a porter mu nekk sa combat parce que fi ñu toll la li président doon wax naan l'heure est grave boobu mooy Sénégal ci boppam parce que feebar bi mu am moo raw corona parce que amul benn côté booy laal ci Sénégal mu dox côté yépp ay metti dëkk nag bu yeggee foofu te boroom xam-xam yi nekk fa ñu néewal leen doole mu mel ni moom dafa fàtte ni réewam am na ñu am xam-xam ci domaine yépp war a mën a mélanger affaire yi toll nga foo xamante ni say doomi réew boroomi xam-xam lañu nga mën a teg tuuti politique bi xool intérêt réew mi fan sénégalais yi xarañ teg la ci yoon booy tegu économie si nga xam lan mooy économie ni ñuy gérer aucune économie ñu teg la ci yoon nga arrêté tuuti de grâce politique bi mais dafa mel ni rek nga ñoom ñu nekk en face de la réalité nii ba pare di def semblant comme si lépp ngi jaar yoon te dara doxul Sénégal xam nga loolu dafay doy waar donc il faut que ñun Sénégalais yi ñu leen di rappeler ñoom seen devoir waaw parce que amul Sénégal côté booy laal te méttiwul amul côté booy laal te méttiwul ndax bu fekkente ne dañuy dem ba yegg foo xamante ni jeunesse bi amatul benn repère waaw heure bi waroon na fekk tey ngay mën centre de formation yi bari mais xoolal Sénégal bu ñu jaayul lan la ñuy def commerce la ñuy def ak lan nekk ci business dugalante affaire yu mel noonu waaw dëkk nag mënul ci ndaw ñi nga xamante ni parce que da ngay xool li Europe manqué lépp ñun yàlla may nañ ko population bu ndaw xale yi may am ressource naturelle am nañu naaj am nañu ndox mais lan lañu manqué kon muy ay dirigeants ñu mën a gouverner mais xoolal ñu yor ñi boo koy xool à la fin da ngay xam ni ñi ñu lâche lañu parce que mënoo comprendre ko nga xamante ni xam na réalité bi parce que da ngay xool tey ñu bari dañuy wax ci Macky Sall naan no problème bi au temps de Wade la mais pourquoi toujours ñuy jël repère foofu première alternance c'est normal que problème yooyu parce que depuis 60 le PS nekk ci nguur gi ba 2000 ça fait combien d'années ñu ñëw ba 2000 góor gi jokk mais parce que boobu c'est normal que nga am benn équipe bu bees boo xam du ñu xam lu ñuy demee mais pourtant équipe boobu président Macky mu ngi ci biir nekk le chef du gouvernement pendant combien d'années xam lan mooy problème bi donc kon bu doon keneen la sax mën nga comprendre ni xëy na dafa ñëw fekk situation bu mënul gérer mais koo xamante ni situation bi fi nekk moom la parce que moo doon premier ministre nekk fa donc kon kooku lan lañ koy may donc ñoom bu ñuy taxaw sax naan ay Laay Wàdd mooy ñoom respecté wuñ le président ñoom parce que kii nekkoon le premier ministre pendant combien d'années yii lépp moo ko géré avant 2000 kan moo xamoon Macky Sall avant 2000 nga ñëw ba 2012 nga ñëw defal ñu sa patrimoine nekk ay 9 quelques milliards mais doy na war mais parce que mënoo toog gis problème boo xamante ne gis nga souffrance su Sénégalais yi mais demal Fatick te li gën a garaaw ci Macky Sall nan ngay xamee ni Macky Sall ku yaakaar ni moo lay génne situation duñ ci génne Macky Sall demal Fatick nga xamante ni 100% la fay am boo demee Fatick nga xool ndax ñu fa gis benn changement Fouta ban opposition moo ñemee dem foofu ñu jox lépp ñoom Macky Sall lépp lañ ko jox parce que am nañ ci moom yaakaar mais xoolal boo demee Fouta nga xool ndax Macky am na lu mu fa def lu doy lan mais mënoo yow ji koo xamante ni dëkk yi la fonk yépp ñoom nga gën a fonkati benn
dama ko dégg muy wax ni moom sëñ Mbacke Soxna Lo moo doon sëriñam. Kan moo dégg Macky Sall bi mu toogee léegi ndax dem na Taïf depuis que mu toog ba léegi kan moo ko dégg Taïf koo xamante ni par exemple lu mu la wax démb tey boo ko xoolee gis contraire bi mais kon kooku lan la réew mi di yaakaar ci moom parce que tamit réew jikko la te dafa am loo xamante ni boo koy tegal réew mi soli nga gis problème bi nekk en face nii te mënoo ko affronter ñu toll ci nga wax ak les Sénégalais waxuñu problème bi c'est quoi mais mën naa comprendre nga ñëw ni kat dëkk bi Sénégalais yi ñëpp toog nga wax ak ñoom ni leen fii la réew mi toll problème bi moo fi ne kon na ngeen dañuy serrer la ceinture pour lii parce que mais ñu gis la nag nga nekk ci l'essentiel bi mais mënuñu rek le président kan moo ko dégg kan moo dégg ci le président ci lan la le président nekk problème yi nekk loo xamante ne yow da chaque jour que jëfee nga koy romb littéral bi gis ni ñu koy occupé anarchie bi femme nga mën ko lijjanti en tant que jeune président kii bu doon góor gi non moo tax doy na war ma ki mënoon nekk exemple en Afrique mais am ku yaakaar ni ñun kii moo ñuy génn ci situation bi dañuy nax suñu bopp li ñu mën a def mooy yuy mobiliser wu toujours taxawat déterminé wu def face ak régime bi sinon Sénégal kaaw la jëm parce que bu ñu demee ba amatul benn crédibilité ci dëkk doy na war te mënuñu rek à chaque fois yow Banque mondiale FMI ñooñu ñoo lay dicter li ngay def mais ñooñu ku ñu noot la ñu bëgg a takk la buum rek France taxaw à côté lépp looy privatiser jox leen ñoom ñu yokk ban dëkk mooy yor suñu économie nan lay demee bu fekkee suñu entreprise yi amul benn faveur boo leen jox faveur buy am rek ci côté kii yi nga koy jox entreprise étrangère bi te loolu fan la ban dëkk mooy doxee noonu mu mel ni maanaam koo xamante ni moom juddoowul Sénégal xamul Sénégal dafa mel ni dañ ko nan lañ koy expliquer encore non Macky vraiment fekk non doy na war des fois da ngay dem ba doo da ngay comprendre lan moo tax nit ñi di def ndax boo amul benn contrôle sax da ngay wax loo bëggul wax da nga koy comprendre parce que dafay métti après parce que da ngay gis réalité bi nii xam ni ñii li ñuy def ñoo ko tey parce que am na loo xamante ni saaga sa askan la aussi parce que mënoo yor alalu askan bi di ko doxalee nu mu la neexee ba pare teg police teg gendarmerie yor armée bi ku wax nga jàpp ku mel ni un Cheikh Yérim Seck un grand journaliste bu mel ni moom bu doon ci tubaab bi nga wax problème bu mag mais au moins da nga ne nañu taxaw xool problème bi d'abord boo ko kon vérifier ba pare amul mën nga ne ko kaay lu tax nga wax li mu ngi ci dëkk bi kan moo xamul Cheikh Yérim Seck wax na def na benn déclaration mais neel ok kon nañu topp loolu boo ko toppee ba ci biir ba gis ni amul li mu wax dara amu ci nga woo ko ni ko Cheikh li nga wax foo ko teg mais non nit ki wax tey suba nga jël dugal ci biir nga ñëw xool ku mel ni un Bougazali nga ñëw jàpp ko flagrant délit la main dans le sac nga xam amul ma dem te ñëw danga ko jàpp nii ba pare libéré ko une semaine après moom ngeen koy woo mu naan c'est-à-dire di dem ak ñëw kon ci ban dëkk la ñuy nekk kii day yàq dëkk bi kii di wax pour intérêt dëkk bi léegi ñun kon réew mi dañ ko war a tegee ci nam léegi nag mu ngi indi loo xamante ni di yee sénégalais yi nànk par nànk parce que dafa mel ni moom musiba la bëgg a créer ci réew mi parce que nit ñi dañuy am foo xam bu ñu fa tolloo te foofu la ñu jëm nii parce que benn nit ñi bu ñu demee ba xiif dafa garaaw amatuñu si activités yi doxatul te ñu gis ni affaire yi dafa war a dox parce que du feebar bi parce que bu fekkente ne ni problème mu feebar bi te yéen a ngi def yeneen ak yeneen yaa ngi jël ku la neex di nommer say nit amul benn caisse noire boo xam wax nga ko fi ni urgence bi lii la kon donc nañu xool ni ñuy def amul leen dugg leen ci loolu côté caisse noire laalu leen ko doo ko wax musuma ko dégg bi nga toogee ba léegi nga wax lu jëm ci caisse noire musuma ko dégg te caisse noire dañu bëgg a xam buñ doon gis ni sax ni la
président bi kat gis nañu mu jël ci caisse noire am def ci lii mais koo xam loxo bi fii la dagg donc mooy yow milliard da ngay teg rek te milliard 1 milliard nga ñu defal la ci 9 léegi yokku nañ ko ñaata Moustapha Niasse même chose Moustapha Niasse ñu dañuy judd fekk mu nekk ci nguur gi nga xamante ni au moins kooku mënoon nañu sax ni man village bu ma dégg ni sax Moustapha Niasse def na fa 100 francs man dégguma ko nga nekk yow man dañu judd fekk mu nekk ci nguur gi di waxaat ku mel ne aussi un Mame Gor Diazaka gis nga réew yow da nga yor musique nekk un musicien musique boo ko gëmee mën nga ci am loo bëgg mais dafay mel ni da nga mere sénégalais yi nag ci sa dernier concert bi dafa mel ni ci nga mere les sénégalais ça veut dire nag aussi que ni réew xoolal ku mel ni un Cheikh Yérim journaliste la mais dara mën nga def erreur dem ba ci biir nga xam ni lii la nga retourné amul problème parce que sénégalais yi amuñu lu dul Sénégal ak ku jàpp fonk Sénégal parce que da ngay jël le cas aussi de Youssou Ndour xam nga Youssou Ndour tamit aussi kuy bëgg Sénégal moo la ko waroon a gën a bëgg parce que Youssou Ndour amul lu ko sénégalais yi joxul ñoo ni mu mel mën naa ne ñun ñoo ko def noonu kon donc dafay am foo xam bu fa réew mi taxawee soxla mais nga ànd ak population bi au moins def sa déclaration nit ñi dina dégg ngay wax ak état xamal ko ni ko réew mi metti na donte yaa ngi ci biir mais am na foo xamante ni décision bi yoroo ko war nga mën a wax ak moom ba sénégalais xam ni kat yow yaa ngi solidariser wu ak ñoom loolu la ñuy soxla mais xam nga un Mame Gor yi muy def nii dafay nekk loo xamante ni dangay yàq suñu askan parce que gis nga ngor dafa am solo yow war nga mën a dem Macky Sall bu fi jógee yow da nga yor musicien nga da nga war a gëm li ngay def bu fi toogee yow yaa ko ëpp chance parce que moom li mu yor c'est pour un temps bien déterminé te yow sa carrière mën na dem ba doy na war loolu rek mën na la may nga am respect booy wax parce que cassette yi ngay def concert yi ngay def keneen daawu fa ñëw ko dul les sénégalais ñooy ñëw toog kon bu askan bi soxlaa war nga mën a ñëw taxaw défendre askan bi mais mënoo rek di attaquer koo xamante ni mën naa comprendre ngay attaquer koo xamante ni sax dafay yàq askan wi li ngay attaque yi ngay def danga ko waroon def régime bi nga ko waroon def di leen ko wax ñoom waaw parce que Youssou aussi dafay nekk koo xamante ni mënoo ñu dem ba def le roi di mbalax nga nekk sénégalais yi am fu ñu la teg mais bu ñu demee ba toll fii ñu toll war nañu yëg te parce que yi tamit dangay xool nit ki mënoo dekk bay ba commencé dugg 60 ans mu leneen li nga dundoon dootoo ko dundal mais foofu dafa doy loolu rek dafa doy nga xam ne yow li nga dundoon dootoo ko dundal te lii ngay dajale mu leneen ni booy dem lépp fi nga koy bàyyi ci yow doo ngay dugg ci suuf ak 7 mètres per cap loolu jar na bàyyi xel aussi parce que muy Abdoulaye Wade def na fi ñaata 2000 ba 2012 xoolal ni mu gaawee dañuy toog di ko nettali Macky Sall kañ 2012 ak léegi ñu ngi ci 2020 ak léegi ñu ngi ci 2020 bientôt dafay takkaat li mu yor war a après rendre compte les Sénégalais kon donc yéen dafa am loo xamante ni mënuñu nag suba keneen war a mën a ñëw toogaat ci réew mi ñu ni way mu ngi am na audience ak diw te ñooñu askan bi ñuy toog di souffrir ñu ngi leen di gis parce que askan soxlaatul ñuy jënd ay ceeb di ko jox askan wi dañu yor ay xale yoo xam dañ leen war a jàngal nu ñuy nappe jën def ci ñoom xam-xam utal leen lu ñu jàpp réew noonu lay doxewul ci ay ndimbal soxla wu ñu ndimbal li ñuy soxla mooy doomu réew mi liggéey ñaq seen ñaq xam ni ñaq ku ñaq danga war a jariñu ñu tàmm loolu mais nii ñu bëgg a jàppee suñu réew mi aussi fan lañu jëm fan lañu jëm te réew mi dafa war a dox bu dee doomu soxna yi aussi kilifa yi yàlla defal na leen loo xamante ni amul kilifa boo xamante ni kër gi nga bokk boroom kër gi liggéeyul lu jar nga mën a def ni yàlla ñëw man kaana lillahi kaana allaahu lahu waaw loolu moom yéen ñu ko gën a xam man kaana lillahi kaana allaahu lahu dana war bu fekkente ne tamit ñooñu aussi parce que jamono dafay toll foo xamante ni
kilifa weesuwul nit ki soxla ci wàllu xam-xam nga xamal ko, mu am doom nga tuddal ko, mu faatu nga taxawu ko, mu bëgg a xamit nga xamal ko jaan. mais kenn toppewul kenn ci sa jëmmi bopp, ku ci nekk rek dafa am koo koy xoole. yoon boo gis rek dëkk ba kuy maanaam da ngay jaar ci yoon pour yegg ci dëkk ba. kon dëkk bi moo ñu intéressé ñun, pas yoon bi. waaw nañu yegg ci dëkk ba rek. kon faw aussi tamit yenn toogaay yi ñu xaw ko jàkkalaat ci ñu ko sañ a wax aussi quoi. waaw parce que réew bu fépp day metti rek ñi war a wax moom ñoo ci war a jàpp xool ni askan wi sonn na aussi. waaw mag ñi aussi nañu yërëm ndaw ñi tamit yi wet mag ñi. waaw parce que doy na war te réew mi metti na, doomu gor yaa ngi ci suuf di jooy te bëgguñu ku leen dégg, te bu yàggee ñu yuuxu. kon wàllu dafay jot ci ñooñu. am na ñoo xam li ñu mënoon ak réew ma doxal nañ ko. waa li des ci état ko war a def ci ñoom. état nag gëmm ay bëtam mel ni ku dul gis, te ñoo leen war a yee ñoom wan leen ni leen réew bi ñoo ko moom, ñoo leen ko joxoon, te fii ngeen ko bëgg a yóbbu te foofu duñu arrangé. faw ñu génn wax ak ñoom. waaw di leen remercier bu baax, di encourager waat sunu sœur Ndeye Ndack, di ko wax ñun la, c'est nous dans nous. waaw Sénégal moom nañu xool kuy dox, parce que am na détail yoo xamante ni gis nga nit bu soxoree boppam, parce que yàlla mooy def lu ko neex ci nit bu soxoree mooy sonn. parce que gis nga ko soxor jarul bàyyi xel. xam lu tax jarul bàyyi xel, parce que may soxor moom kenn mënu koo def bu doo ko gis. parce que ñi yàlla baaxal bëgg ñu dem dañuy dem. parce que am na ñoo xam seeni mbir du fii, ñaata kilifa nga gis ñu liggéey ñoo xam fii amuñu fi dara, tax pourtant ëllëg ñu ngi koy xalaat bëgg nañ ni àdduna soxlawuma fi dara nag ma defal ëllëg lépp. kon fii du fii la ñuy wax. nañu ñaan yàlla defal ñu mujj gu rafet. yow bu la leeree ni yow amuloo dencaloo kenn dara na nga sant yàlla jeex na. parce que yàlla moo bindee nit ci matadi. foo ñuy jàppee nit ci matadi surtout nit nga gis ko mu def yenn affaire yi boo ko ngandalee rek mu ngand, def ko lu ndaw romb ko. parce que détail jarul nga fay toog def ko comme mbalit moom ci dangay jël rek tuur yi jeex na. waa jaa ngeen jëf, le combat continue.